ginnaaw bi nuyoo journalistes yi nuy délégation JASES nuy coordinateur bi nuy délégué yi nga xam ne moo nekk ci quartier yi nuyu présidente cellule yi fi nga xam ne nekk nañ fi nuy formatrices yi nuyu ñi nga xam ne aussi ñoo def formation yi nuyu militants ak militantes yi ak ñi nga xam ñëpp ñoo leen invité tey jii dañoo daje fii ci permanence bi pour ñu def remise des prix remise des attestations loolu moo njëkkati woon tey ñu doon leen xam ne formation boobu dafa concerné woon quartier Thialy ak quartier Kawsara pour Kawsara lañ fa defoon mooy céréale bu ñu waxee céréale mooy dugub ji lañ ko defaree ah tuuti ak mboq ñu defar ci ay cere defar ci ay caagri defar ci ay araw def ci ay sangal def ci ay ruy jeeg def ci cere donc ak wépp yoo xam ne daal jigéen ñoom am na loo xam ne waajal nañ ko seen bopp ci foofu def nañ ko fa. pour Thialy def nañ fa saabu ménage def nañ fa eau de javel def nañ fa saabu liquide def nañ fa saabu liquide ak aussi saabu toilette def nañ saabu carotte ak bu mbër bëf donc yooyu moom la waa Thialy def moo tax fi mu toll occasion moo may permettre yéen ñëpp ma gërëm leen gërëm commission formation bi gërëm délégué yi nga xam ne ñoo leen encadré gërëm participantes yi ak formatrices yi yéen ñëpp vraiment maa leen di gërëm di leen sant xam ni kontaan naa vraiment si li ngeen def formation nag ñun suñu parti dafa nekk benn tànk bi dafa nekk benn tànk bi parce que suñu parti danoo jël formation fexe parce que danoo bëgg si formation bi ñu am lu ñu jaayanteel tuuti ndax dëkk bi métti na si jigéen ñi ndax bu ñu ko formé ñu kon ne di liggéey nañ si am loo xam nañ si mën a jariñoo parce que ni ma leen wax rek bu ngeen defee formation kon ne di liggéey dañ leen di jàppale ngeen di liggéey ba ngeen am dara parce que bëgguma formation bi arrêté néew ñu ne dañ leen formé jox leen diplôme bu yem foofu tant que yéen a ngi formé di liggéey ñu jàppale leen ànd ak yéen ba ngeen àgg bu ko si formé nag lekk sa xaalis toog ñu yem foofu la ñu yem ak yow mais ku si liggéey jaay ak produit ñu xam ne yaa ngi liggéey nañ la jàppale ba def fa bi unité économique bu nekk si mais ku si ñëw nag ku si formé nga jël sa produit nga jaay ko baa ngeen seetoo ko seen biir toog boobaa ma pare ak yéen loolu moom na leer li may bañ mooy ngeen ma def formation sa morom man ni ngeen doxee rek laa leen jàppale donc loolu mu leer suñu bopp parce que ànd wax ak dëgg laay ànd ak yéen voilà kon boog bu ñu la joxe formation ngeen ñëw ko lu mu bon ba ni ngeen ko jaay baa ngeen ñën ko def seen kër yi li ngeen am tuuti da ngeen am bu doyut mën naa leen jàppale ba ku nekk koon ne liggéey ba ku nekk man see gis boppam si loolu man loolu tax ma bëgg formation bi def ko si parce que defuma formation rek pour joxe attestation mais dama bëgg mu am njëriñ si yéen am jeexital te li ma leen waxoon au départ bu quartier yëpp dee formé produit bu ngeen formé naa ko jënd parce que dama bëgg a mettre benn label boo xam ne dañoo prévoir ubbi benn genre select boo xam ne seen def produit actuellement j'ai des partenaires rencontre nañ leen pour ñëw jàppal leen ñu labelliser ko ba nga xam ne bu ngeen bëggee dem ay foire fu ngeen bëggee dem ni ngeen ko def pour jéem ko def affaire demee noonu donc loolu mooy suñu objectif donc ñëw ñu rek pour former leen bàyyi leen mais unité économique encadre leen ba tey jii Kawsara foire am ngeen bindu ñun da ngeen yóbbu seen foire waa Thialy ngeen def ainsi de suite am nay partenaire nañ fi ñëw bu soobee yàlla waxtaan ak yéen rencontré leen ñu ngi leen rencontré ñu ngi liggéey ak ñoom ba xam ne bu ñëwee dañ koy labelliser ngeen koy mën di exporter parce que xëy na yii ngeen def rafet na baax na mais xëy na bu doon dugg Europe na am yeneen yoo xam ne yeneen mesures yoo xam ne moo si ànd donc loolu incha allah loolu leen def sur formation bi moo tax formation vraiment nekk si ñun te li ngeen si formé li ngeen si amakus néew day tax ngeen mën si faj ay buumi gàcce ngeen mën si faj buumi gàcce am na beneen programme boo xam ne bëggoon naa ko si boole tey mais dañ koy defaat muy mutuelle sàmm sa ngor bi nga xam ne moo nekk fii xam ni ku si leb doo fay intérêt doo def leneen parce que dafa am benn cérémonie d'inauguration de cette mutuelle moo tax boole wuñu ko si woon tey mais dañ ko bëggoon boole mais pour bañ mu kii moo tax donc comme ni ngeen ko xamee rek ku soxla gérante baa nga fii ngeen ñëw waxtaan ak moom mu jàppale leen ngeen liggéey te amul benn intérêt boo xam ni ni ngeen ko si def voilà. si période Covid bi dañoo bëggoon profité tuuti parce que dañ leen ni pour nit ñi respecter les mesures barrières bu ñu xoolee mesures yi dañ see wax raxas loxo wax masque yi wax dandante bi donc moo tax tey jii ñuy former saabu yeeg yooyu ak tamit ñi former parce que boo xoolee tamit ñi nga xam ñu ngi jaay si guddi gi ay reer pratiquement léegi ku nekk kenn jaayatu na couvre-feu bi pratiquement 8h nit ñi daw 8h dem nit ñi daw tëgg balaa 9h jot moo tax ñu bëgg formation yooyu pour xool ñooñu aussi nu leen si appuyer aussi dañ leen sensibiliser nit ñi aussi si raxas loxo yi ba xam ne saabu yeeg yooyu nañ ko mën a ñëw ñu jàngale raxas loxo yi ba vraiment bu population yi
ku nekk quartier bu nekk jigéen ña fa formé jéem a def sensibilisation boobu loolu moo tax ñu kii si formation pour dugal ko si. léegi nag da ngeen may permettre bien que wax naa si formation bi ngeen may ma wax si affaire politique si diggante Thiès li nga xam ne moo xew Thiès ak li nga xam ne moo xew Sénégal benn bi si li nga xam ne moo xew Thiès ñu ñëpp xool nañ fan yi problème mbuurkaat la fa xew dara parce que président moo fi ñëwoon dig leen da koy régulariser bu président sàmmoon kàddoom kon li fa am dafa aw mais daf leen wax la mu wax defu ko nit ñay tabax ba nekk fa ñu xëy toj seen i kër loolu moo indi problème bi te loolu lu ñaaw la. voilà léegi boo jógee si loolu fekk avant boobu gis ngeen fi nit ñoo xam ni ñi fi amoon ay kër dañ leen a nungu mais bu nuñ ko kër gi au lieu nga jox ko kuy dëkk dañ koo jaay si saase am xaalis di si enrichir xam nga loolu ñaaw na moo tax ñu ni président ñu ñaan ko ni ko dañ koy ñaan di dem wax ko fermement ni ko ñi nga xam ne dañ seen kër nañ defaraat seen i kër ñi nga xam ne nu ngu doon seen kër nañ leen ko jox parce que njaboot la parce que boo amee sa kër yaakaar sa njaboot looloo tax kër di fa toog yenn dali parce que bu dee ñëw di jéem a basé wu si texte yi naan dañ lay may deux ans pour nga mën ko def mais bu doon loolu kon lébu yi kon duñu moomati suuf parce que dañ lay jox ne kër gi bind si 2 ans yi bu ñu ñëwee ba defu peine dara dañ koy nungu bu doon loolu kon lébu yi duñu amati suuf te boo koy gis kër di am valeur nga gis kër di muy toll loolu pour ñàkk ko liggéey la parce que quand on parle de peine et soin du caaginu da nga fay tabax parce que kër boo ko dee saytu di ko bale kenn du fa tuur mbalit nga borne ko loolu mooy ay soin kenn du ko gis tey jii ku jënd kër da koy jaay ay peine et soin ngay jaay bu dee terrain ngay jaay ndax peine domaine national kenn ñi mu koy jaay moo tax nit ñi di continuer peine et soin quand on parle de peine mooy lu fa def nga gis ko mais ay soin kenn di ko gis kon nit ñi xam seen kër nekk fa kon dañ leen jaay doole te li ma leen di yëgal personnellement maa ngi si liggéey incha allahu rabi jël naa ay avocat ñu ngi ñëw pour attaquer décision bi surtout arrêté bi nga xam ne moo constitué la commission distribution parcelle bi nga xam ni mairie ville moo ko jiite. parce que maire yi yëpp ñoo toll toutes les maires sont les communes sont d'égale dignité amul benn maire bu nekk si kaw maire yi mairie ville dañ ko créer pour mutualisation donc domaine de compétence yëpp ñëpp ñoo ko bokk par rapport à ça donc d'abord parce que sunu maire yi bu ngeen gisee. ñu dem topp mairie ville c'est pour pàccoo la rek pàccoo mais maire bu am fayda booy def commission distribution yaa koy jiite recevoir les domaines nekk rapporteur bi loolu mooy yoon ci commission yi mais maire dañoo ñëw def commission de ville benn commission hybride jël ko lépp pour pàccoo tout simplement pour pàccoo mais bu soobee yàlla yonent bi li ma ci war a dox maa ngi koy dox bis bu sottee nanu woo ñëpp wax leen lan sa def ak fan sa toll ngeen xool ci kaa def noonu parce que Thiès daa dëkk te lépp lu fi injustice ñaan ma yàlla di ko seetaan merci beaucoup. moo tax loolu gouvernement bi def vraiment ñu ngi koy naqarlu di ko condamner parce que loolu rafetut ay nit ñu dëkk ba am suturakaay nga di ko nungu di ko yàq loolu vraiment du rafet te loolu sax li ma si yokk mooy gis nga kër yooyu ñu doon maye am na ay kilifa diine yu ñu doon jox kilifa diine yu bañ am na ay fonctionnaires yu ñu doon jox fonctionnaires yu bañ te si kër yu ñu nungu am na ko si dee te mburkaat amul ko si dee loolu ma wax leen ko fii tey waaw yooyu yëpp naa si gën a ñëw si kaan am na kilifa diine yu ma woo bi ñu déggee moo waxee mooy bi ma njëkk waxee ngent ñu nii nañ wax Aliou Sall ak Iran ñu wax est-ce que nungu alal jàmbur jox ko keneen nungu naam déet la ma ay kilifa diine woo ma ñëw ñu ne ma jox nañ ñu dama leen dàq jëluma ko ay fonctionnaire yu nekk yu gën a jege impôt sax woo nañ ñu ni ñu jox nañ ñu jëluñu ndax lii teguñu ko si yoon voilà loolu ma leeral leen ko bon donc moo tax loolu ñu ngi ñaan président de la république vraiment mu régulariser ko parce que boo gisee aussi ñi nga xam ne ñoo koy def muy DSCOS ak ñi fi nekk moo tax ñun dañuy def proposition parce que DSCOS moom mooy toj moom moo am gendarme yi ñëw ak ñooñu jël engin ñuy toj yéeg ngeen fu nu toj ngeen naan kii naan yoruma sommation kii naan yëgu ma nangam damay ñaan gouvernement bi mu changé réforme toj bi bala ñu ko toj ñu yóbbu ko si yoon bu DSCOS constaté ni Cheikh Thiam mi kat fi mu tabax war faa tabax ba nangam ba li yaanul maanaam tribunal atte ko bu ko tribunal atte Cheikh na ko yëg ni am na problème bu toogee défendre en plus aussi tamit demander l'évaluation des impasses parce que bu fekkee ni maire yi dafay am fu muy lotir bu dee tool la dañuy woowaa surtout agriculture ñooy def évaluation impasse yi maanaam lu si garab
lu si ñag bu nu wër lu si teen boo fa gas ba yooyu dañ koy évaluer valeur boobu bu dee kër la waa urbanisme ñooy ñëw évaluer impasse kër yi moo tax ñu naan ay impasse ji am tool ak ainsi de suite seen superficie terrain tamit day xool foofu sax mooy wane hybridité bi parce que boo xoolee ku am tool boo ko dee lotir da nga koy am loo koy jox suuf si te dara nekku fa kon mu doon nungu foofu lañu gën a nungu kon nga xam ne gars yi nungu ko alal kër yi vraiment defuñu lu dul banditisme tout simplement par rapport à ça donc loolu moo tax ñu ni léegi bala ñuy tojati kër bu naree àgg foofu nañu ko yóbbu tribunal le tribunal àtte ba joxe ndigal ñu toj ko bu joxee ndigal woote nit ñi lay bu boobaa nañ xam ku nekk si dëgg ku nekkul si dëgg bu ko defee boobaa bu ñu koy kii du bett nit ñi mais jékki-jékki yeewu rek ñu toj sa kër nga nekk fa sa njaboot gën a see kii loolu dafa rafetul moo tax loolu naa ko demandé gouvernement bi naa joxe sama proposition pour réformer la mission de DSCOS benn bi aussi mooy kayitu kër yi bu ko domaine des signé yàlla ak ñu na tax fii si Thiès bi ñu def lotissement yi en 2004 ñun ñoo ñëw man mi maa yoon délégation signature maire di signer les actes administratifs di signer les autorisations de construire ñu ni woon comme président comité rural dañuy signer yeneen maire di signer ku nekk signer ñuy wax maire yi ñun nañ proposé pour que ñi nga xam ñoo nekk rapporteur commission bi parce que bu ñu séddale kër rapporteur bi mooy c'est les domaines ñu ni kon dañ jël waa domaine ñu defar kayit yi pour mu gën a leer pour kenn bañu see sikk ba xam ne bu ñu defee PV dañ koy signer bu ñu ko signer jox ko waa domaine ñu def ko boobu temps sunu mag di magi naar Mamadou Seck moo fi nekkoon ak ñoom mu jógee ba comme mu defee commission distribution parce que bu nu fekkee dañoo séddale ba pare préfet moo ko war a signer préfet moo ko signer mooy approbation bi moo tax léegi ñu ni kayitu kër yi ki présider commission bi na ko signer kii rapporteur bi na ko signer contrôleur de légalité bi na ko signer bu dee ñett ñoo koy signer kon kenn doo tëjoo sa bureau rek di signer lu la neex def la neex parce que lu ñu def au moins nañ ko yëg ou bien bu ñu ko signer loo xam ne jaadu ñu xam ne complice lañu moo tax leen ñu bañ ko bàyyi si tout fonctionnaire rek mu koy def mais nañ ñi ko séq ñëpp commission lay am day am président am rapporteur mooy domaine na président bi signé kayit gi rapporteur bi signé ko kenn yóbbu mu contrôler ko ni jaar na yoon mu signé ko bu ko defee def naan boobaa nan gën a contrôler gën a encadrer délivrance titre de propriété yi loolu mooy suñu xalaat bi nga xam ne aussi nañu ñëw wax ko pour ñu boole ko si léegi boo xoolee fi ñu toll tamit élection yi ñu ngi koy jàpp élection maire yi war na jeex depuis juin 2019 ñun dañ koy yokk ba 1er février ñun dañ koy yokk au minimum avant 28 mars 2021 fi ñu toll ba léegi gouvernement bi waxu si dara ñun dañ di gouvernement bi na def élection yi na jàpp da def élection yi te bis bu ñu waxoon pour élection yi jeex bu fekkee defu ko nan def maire yi ak département yi ko délégation spéciale nan ko def délégation spéciale parce que bu ñu ko bàyyee ak maire yi dootuñu liggéey xaalis ba lañu jël budgétiser ko def ko seen campagne ak loolu te loolu injustice la au lieu que ñu liggéey dëkk bi dañ jël xaalis bi saa ko seen bopp moo tax ñuy ñaan gouvernement bi et dëgg nga koy demander te loolu ñu koy ñaan aussi ñu ngi si woo opposition bi woo si ñëpp woo société civile woo képp koo xam ni yaa ngi si dëkk bi te xam ni jàmmi dëkk bi moo la ñor ngay ñëw ñu wax gouvernement bi ñu ko élection yi bu ko mënta def nan def délégation spéciale mu defee délégation spéciale ñëpp yem si béykat ñu koy jàpp nekk fi élection yi mën nañu koo def tamit bàyyi réforme bi nga xam ne dañu koy def parce que ñi nga xam ne ñoo ñëwoon opposition bi doon wax gouvernement bi naan ko nanu auditer élection yi ndax élection présidentielle yi baaxul ak nañ évaluer fichier bi ñooñu ñëpp dem nañ fekk gouvernement bi kon ñooñu ñëpp ñoo gouvernement bi kon ñooñu waratuñoo dégg seen wax est-ce que sax du woon nekk complot sax ñu defoon loolu pour indi lii loolu tamit il faut que nit ñi réfléchir si moo tax ñu wax gouvernement na def élection locale yi au moins effort yi ñuy def ñu bàyyi ko ba élection législative yi ay élection présidentielle yi nga xam ne mooy ñëw mais fi ñu toll vraiment mu ñu nekk si réew moo xam ni kenn xamul kañ la élection am buñ ko jàppee nii président bu ko neexee mu toog fi ba keroog muy dee du def sax élection présidentielle loolu nag ñoo ko war a bañ dëkk boo fi nekk nit nga fal ko dafa am app boo ko fal app bi nga ko fal bu jotee na ñëw wax li mu def bu ko nit ñi wóoloo falaat ko bu ko fóolut ñu xool keneen mais jox nit ki rek di ko prolonger loolu injustice la boo xam ni kenn koo xam ne yaa ngi noyyi fii waroo ko accepter beneen bi ñu mujjee aussi mooy président Ousmane Sonko ñu jëpp fan yi xëy dégg nañ li ko dal ak coow li nga xam ne moo ko topp ñun en tant que doomu aadama donc nekk kilifa ami mbokk ami doom ami lépp loolu lu métti la
loolu vraiment ñu ngi koy tiislu di ko ànd ak moom naqar boobu te di ko naan ko massa. beneen bi nga xam ne moo si xew Ousmane Sonko aussi député la citoyen la Sénégal dafa am ay yoon loo xam ne moo fi nekk Sénégal dañu député bala nga ko woo da ngay wax assemblée mu dindi muy mbalaanu kiir laayam kon danoo wax gouvernement bi bu fekkee Ousmane Sonko dafa am problème ak yoon nan jaar si yoon respecté procédure normale yi nan dindi buy laay mbalaanu kiir laayam bu ñu dindee mbalaan mi nag maintenant ñu woo ko bu ñu ko wooyee dégg ko bu ñu déggee li enquête yi wax ak leneen boobaa ñu nen am position mais fi doon gouvernement bi na dindi mbilaay kiraay yi mais lii muy def du rafetul provocation bi muy def jël ay alkaati teg ko si buntu këram bu ngeen gisee image yi am démb ñi ni toj seen i bopp ñii ñuy lakk seen i oto kër yoo xam dañ koy def fi ñu toll dëkk bi tey bi ñu fépp ñu koy def loolu dafa rafetul kon boog gouvernement bi na dal dindi mbiraay mi mbalaani kiiraayam kay wuy ji bu waxee Sénégal nañ xam ne yanu maanaa nit ñi nañ xam ne mu wax donc bu ñu déglu tamit ki nga xam ne tam moo ko jiiñ bu ñu dégloo lépp nañ xam fan la dëgg gi féete bu boobaa nag ñu mën see wax mais gouvernement bi nii muy def ñu ngi koy condamné nii muy tegee alkaati yi di dóor ak def dolu mu ngi koy def parce que problème bépp moo ko indi bu alkaati yi demoon dóoru wuñu kenn lii du fa am donc ñun loolu la ñuy demandé pour que gouvernement bi dalal xelam Ousmane Sonko citoyen la am na député la na respecté ay droit am na respecté ay droit topp ko dañu ko war a toppee mais topp boo xam ne nag topp sañaxal la loolu moom ànduñu si tey ànduñu si ëllëg ñun dañ koy condamné loolu ànduñu si beneen bi tamit li ñuy fi ñuy pare mooy def appel Ceesuwaay yëpp ku mën doon ak boor boo féete en commençant par les journalistes même ah ñëpp cadre yi képp ku dëkk Thiès ñu ngi lay woo ànd ak yow ñu boole suñu doole liggéey Thiès bu liggéey Thiès ba pare élection locale yi weesu ñu ànd liggéey Sénégal ñu dem si yeneen dëkk yi woo leen ànd ak ñoom liggéey Sénégal loolu mën tax a jóg tey aussi naa profité aussi di joxe benn information parce que yàlla dafa def benn ONG bu tuddee Wàcc Tinki Tank c'est une ONG internationale boo xam day suivre actuellement nit ñi nga xam dañuy wax ci développement local il devait choisir 40 personnes yàlla def ñu boole ma si parce que yàlla def ñu boole ma si Thiès man dong lañ fi boole dégg nga parce que nee nañu li may wax man xawma leen dañ may suivre ci réseaux sociaux yi di may suivre si may bind def seen publication ñoom ñu def analyse yooyu ñëw nañu fi yóbbu moo fi si benn école benn hôtel boobu may dem ànd naa Cheikh Thiam ak Assec ñu dem fa ñu recevoir ñu wax ak man lu bari wax ji ñu wax ak man dañ ko jox ay borom xam-xam pour ñu def ko une publication scientifique kon loolu bu yàlla defee mu dal sama kaw kon damay sant suñu borom dañ may soññ ni ma góorgóorlu Wàcc Tinki Tank ak bu kii tin bi Alioune Tine bi ñoom am pratiquement les mêmes bailleurs par rapport à ça donc Afrique bu ñu jógee fii tànn ma fi man dong damay sant suñu borom si li may liggéey si réseaux sociaux yi leen ma gis di suivre sama discours di analyser ba ñëw rencontré ma wax ak man leen wax ak man aussi ñoom ñoo ko tas mais bala ñoo ko tas ñoom it dafa am ay borom xam-xam yoo xam ne ñoo si woo ñëpp nekk fi bu ko defee day nekk benn publication scientifique nekk loo xam ne ñëpp koo xam ne dafa yor réew si àdduna bi na ko mën a jëriñoo kon loolu ñu ngi leen di gërëm di leen sant bi yàlla defee ñu boole ma si ca Thiès gi yëpp ñu wax ma si ñu ñaan yàlla donc ñu continuer wax noonu ba ñoo ñu mën ñu apprécier si loolu